asalaamaaleykum wa rahmatullah. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. bu ngeen gisee jataay bi di ngeen xam ne jumaa ji moo soxla, jumaa ji moo ayle. fa tabarakallahu ni ñu ko baaxoo di ko waxe rek liggéeyu jumaa moom du jeex mukk. da ngay liggéey baneen yoon, say doom liggéey baneen yoon, say sët liggéey rek. tey ji nag ñu ngi toll ci setal jumaa ji ak armeel yi ci xalaat boo xam ne ànd taxawu Yoof ñoo ko amee, ka nekk ci bopp bi di saltige Mamadou Mbeng. ñoo ànd ceeg waa Jami ak association ndaw yi nekk ci dëkk bi ak mairie ngir setal armeel yi ak jumaa ji. ndax xam ngeen ne barab bu ñuy jaamoo yàlla war naa set. fa ñuy denc niw yi it war nañ ko taaral ba nga xam ne ku fi dugg doo jéppi waa dëkk bi. ndax suñuy baay ak suñuy maam ak suñuy mamaat ñoo fi nekk. te ñun li ñu yaakaar ëllëg mooy fii lañ ñuy denc. bëggu ñoo dem àllab kañ, bëggu ñoo dem Tamba, bëggu ñoo dem fenn, fii la ñu bëgg ñu suula ñu fi. kon nag barab bi war nañ ko wormal. ñi am xalaat boobu nag ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla, te ñaan gi nag moo si ëpp solo sax. ndax li nuy def sunu bopp la nu ko defal, waaye nag ku def lu baax nag ñu war ko siiwal, ndax keneen ku doon newoon si safaan mën a roy ci moom. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na lu bare ci jàkk dañ ko war a setal. soril ka ñi nga xam ne dañoo seeni xel neexul ak ndaw yi nga xam ne mën nañu defar seen bopp. yàlla ci hadisul qudsi dafa wax ne inna buyuti fi ardi al masajid wa anna zuwaruha fiha wa anna zuwaraha fiha umarauha. akhrajahu abu naim. mu ne samay kër ci kaw suuf mooy jàkka yi. mu ne ñey ñëw di ziyaar jàkka yi, maanaam ñu fay jullee mooy ñi nga xam ne ñooy dundal jàkka yi. kon mbokk yi bu ñu toogee ba gis ne jàkka ji pënd bi bari na, ndax da ngay jullee ba pare sa jë tax suuf si bari na, da ngay jullee ba pare sa jë tax a suuf. ñoom ñu am xalaat boobu tax ku nekk ci ñun la war, waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo am xalaat boobu ba taxaw ci, ñu ngi leen di ñaanal yàlla. yàlla na seen taxawaay yàgg. ab dëkk ni ma baaxoo di ko waxee rek, dëkk coow lu bari du ko defar. dëkk ku nekk day jàpp ne lii sama dëkk la. ku nekk yëkkati sa mool teg. bu ko ñëpp defee rek dëkk bi dina dem. bu kenn seetaan ne kenn waxul kenn deful duma def. moo tax toujours dama koy waxtaane saltige moom lépp loo xam ne xalaat nga ko ne day defar dëkk bi, man day boo ma tàgguwul sax am nga sama accord. ndax xam naa ne yow doo xalaat lu ñaaw, doo xalaat lu rafetul. loo xalaat ci dëkk bi rek lu baax la. kon boo muy gisee boo ma gisul it nekkal ci loolu. kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla, yal na yàlla may nu ñu àggale li ñuy liggéey. te buñ fi jógee it dibéer yi ñëw mu toll ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñu dajawaat fële ca frigo ba. ndax ab dëkk foog mu set ndax nit ñi mën a wér. bu dëkk bi setul wér gi du mën a am, te bu boobaa yàqu-yàqu lay jur. kenn du xam feebar bu tàmbalee fu muy àgg. kon ñu ngi ñaan yàlla li ñu tàmbali yal nañ ko àggaleeg jàmm. tabarkalla te ñi nga xam ne ñoo am initiative bi, taxawaay bi, yal na yàlla may leen wér ak kattan. te bépp bunta bu ngeen fëgg ngir njariñul dëkk bi, njariñu diine gi, yal na yàlla ubbi leen ko. waaw
saltige moom man ma wax ci moom lu bari waaye Abdou Nar Ndoye président des délégués de quartier donc comme niñ ko waxee rek tey yoo fa woote ci ndigalu imam ratib imam Mouhamed Ndoye donc am si ndigalu kilifa yëpp muy président délégué de quartier yi mu taxaw nii di suñu imam Abdou Nar waaye am si ndigalu frais yi am si ndigalu magi yoof yi donc ak njàmburi yoof donc am si ndigalu borom ndomb yëpp ànd si ak autorité municipale bi muy la mairie donc ànd si nag ak ànd taxawu yoof si bopp bi saltige Mamadou Mbeng ñu initié journée bi ànd si ak toutes les forces vives du village lu si mel ni jami lu si mel ni association pencum yoof ànd defar ndenaat ñooñu ñëpp xale yi tey ñëw nañ ngir setal jumaa ji setal almeer yi bëgg it buñ si jógee tey dimanche bi di ñëw incha allah ñu dem sa frigo ba ak place ba nettoyé waat ko donc tey ñu ngi taxaw nii ak suñu kilifa muy suñu maam Abdou Nar Ndoye di président délégué des quartiers ñu bëggoon xam rek maam ana ban jàngat donc ak ban message ngay lancé par rapport ak journée bi. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu te di leen di ziare aussi di leen sant léegi li ma si changé mooy vraiment message de fierté la parce que dama kontaan ci lii parce que quand même juma yaakaar naa ne néegu yàlla la waaw saltige nag dañu koy gërëm di ko sant mooy li mu daan wax rek li mu daan wax toujours moom laay waxaat rek parce que nit la boo nga xamante ne bu ñu si amoon ñaar ñett ñu mel noonu si Yoff yaakaar naa ne Yoff dina dépassé fii moom waxuma dara waaye lépp loo xam ne talul dara amatul vie de famille lu xew mu ngi ci biir Yoff day dem ba ñëw bu ñu ne ma tonton naa nga man ka man de yaa ma man li nga man mënuma ko waaye moom yàlla xam na ne yàlla moo ko may lii mu am courage am na ko moo tax du mu ko ñaanal dara mooy vraiment yàlla may ko fan bu gudd am na courage am na bëgg ci Yoff donc fan bu gudd la ñu koy ñaanal xam nga bu dul loolu sax saltige dafa maanaam vision dafa dépassé Yoff parce que booy seet si lébu yi vraiment dem na ba ñu jox ko def ko coordonnateur si collectivité lébu bu Cap-Vert nga xam ne loolu dafa am doole donc moom vision dafa passé Yoff li ñu ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla may wér may ko wérale vraiment di ko maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm aussi xale Yoff yi nga xamante mu ngi leen di mobiliser parce que xale yi tamit vraiment dañu leen di sant leen gërëm parce que am nañu courage yal leen yàlla jàppale vraiment kontaan nañu si quoi wasalaam. jërëjëf jërëjëf. Papa bismillah. léegi moom mooy jël léegi léegi lay nuyu bu baax di la ziar. ñu mel ni ñu ngi taxaw ak suñu papa. donc mu bokk si Frey Yoff ñoom ñu joxe ndigal ndax ñi nga xamante ne ànd taxawu Yoff woote na ko tey donc ñu ngi si am ndigal imam ratib bu Yoff imam Mouhamed Ndoye waaye it tàggu si Frey yi donc ñu joxe seen ndigal tàggu si délégué de quartier yi ñu joxe seen ndigal waaye borom ndombu tànk yëpp donc ànd ci joxe seen ndigal njàmbur yi ak magi Yoff yi ñëpp donc joxe si seen ndigal association yi nga xamante ne yëpp association ndaw lañ di yëngu si biir Yoff donc ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu si wàllu ASC waa Jami ànd defar ndinaat donc groupe WhatsApp pencum Yoff ñu mel ni ñëpp tey ñëw nañ ngir setal suñu juma setal suñu ay almeer si ndigalu kilifa yi ñu bëggoon xam papa loolu ana ban njàngat ak ban message nga siy lancé pour que vraiment yu mel ni buñ ko wootee tey rek comme nit ñi ñu ñëwee tey ñu mën si gën a sawar gën si mën am taxawaay ndax niñ ko wootee tey ji dimanche bi di ñëw incha allah noonu lañ ko wootee fële si frigo jàpp place bi yëpp incha allah donc papa loolu lañ bëggoon xam loolu ana lan moo si xalaatu Frey Yoff ginnaaw bi nga xamante ne joxe nañ si seen ndigal. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim defe naa ne ñu ngi nuyu ñëpp di ziar di rafetlu bés bii nga xam ne mën nañ ko boole ci bési diine yi lu tax mën nañ ko boole ci bési diine yi ndax béréb bi nga xam ne ci suuf ci béréb yi ëpp solo la muy béréb yi nga xam ne fa la ñuy jaamu yàlla waaw ndax innal masajida lillahi yàlla moom jàkk moo ko moom ku ko taaral yàlla nga liggéeyal ak yonent li nga wax nag dégg naa ko ndax ab dëkk bu ñu bëggee ànd dañuy yëgoo te ñun waa Frey Yoff man mi nga xam ne man lañ yebal
président Ousmane Bengue yebal ma yor affaire religieuse teew naa ba ngeen ñëwee tàggu waa Fray Yoff waxoon naa leen keroog ne Fray Yoff bu Yoff di liggéey la leen war mooy bu Yoff doon gas ay kan waa Fray Yoff ñoo war a summee ko gas kan yi ndax Fray Yoff day di kuréel boo xam ne si ndigal lay doxe jàmbur Yoff a ngi ci kawam mag Yoff a ngi ci kawam imaam yaa ngi ci kawam kilifa diine yaa ngi fi ak borom dambu tànk yi ñun ñëpp ñu booloo Yoff Fray Yoff yor seen baat muy loo xam ne ni dañ ko rafetlu lool liggéey bii tey koro ba ngeen ànd ak saltige dafa naa ne am na lu fa tukkee ci ay wàllu ngërëm ñu leen di wax ne Fray Yoff ñu ngi seen gannaaw di rafetlu seen taxawaay ndax gis nga conférence ba ñu fa defoon fële ca jumaa ji te thème bi nekkoon al ittixaadu xam ne mooy bennoo nit ñi mën nañoo booloo te duñu bennoo waaye bu ñu bennoo lépp loo xam ne dañ ko songa dañ koy daan lu mel nii bokk na ci xam ne buñ ko wootee muy liggéey boo xamante ne bii waxuma la sax dafa jëm ci wàllu diine mais day boole xol yi day tax xol yi booloo ndax bu fekkente ne dañu booloo te bennewuñu itam suñu liggéey mën na bañ a antu waaye bu ñu booloo ba pare bennoo lépp loo xam ne dañ ko songo dañ koy daan loolu lii bokk na ci tey jii li ngeen door nii tey bokk na ci kon ñu ngi koy rafetlu président Ousmane loolu la ma waxoon ne waa Fray Yoff gëm ñu ngi seen gannaaw te yii bu amee buñ leen tënkam lu benn yoon lépp lu ñu man dinañ ko si def en relation ak saltige ñu ngi gërëm kuréelu waa ànd taxawu Yoff di leen ñaanal yàlla bés bii yàlla na nekk bés boo xamante ne bii dañ koy wéel année bu jot buñ ko mënoon def 3 fois ci kii bi ci at bi ñu def ko boog ay 2 fois wala daal affaire ñu choisir bés boo xamante ne dinañ mën a day waa Yoff yëpp def ko ñu ngi leen di ñaanal yàlla di rafetlu seen taxawaay rafetlu itam ñi ma taxaw seen kër muy délégué de quartier yi ñu ngi kuréelu Yoff yëpp ñun waa Fray Yoff ñu ngi dolli di yeesal suñu ay relation ci ne ñu ngi ci ginnaaw kuréel yi su ñi nga xamante ne ñii ndax dëkk noonu la bindoo waaw dëkk ñun bu ñu doon fekk ne ay jàmbur la ñu def mais Fray Yoff la ñu sunu at loolu la ñu may bon ñu ngi yeesal suñu relation ak jàmbur yi di yeesal suñu relation ak mag yi di yeesal suñu relation ak délégué de quartier yi di yeesal suñu relation itam ak mag Yoff yi ak jàmbur yi borom domb tànk yi ak kilifa diine yi di ñaan yàlla taxaw te dimbali ñu allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. jërëjëf macha allah. mu mel ni ñu ngi taxaw wax suñu papa muy délégué de quartier nekk seen secrétaire général donc ginnaaw kàddu président suñu maam Abdou Nar donc wax dëgg yàlla pour wax ne délégué de quartier yi mbir mi seen mbir la joxe nañ ci seen ndigal ànd nañ ci donc ñu bëggoon xam rek papa ana donc bésu tay bi ban njàngat nga ci am ak ban taxawaay la ci nit ñi war a am pour que yu mel ni buñ ci wootee rek ñu ngi ci saware tey ñu gën ci mën a sawar donc pour mën a ñoŋal li nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk te mënuñu ko séddoo te tey jii bokk na ci suñu juma bokk na suñuy almeer bokk na ci place bi nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk donc tey jii Yoff nag woote ko ci turu ci ndigalu imam ratib imam Mouhamed Ndoye ànd ci ak ñi nga xamante ne ñooy kilifa Yoff yëpp ñu ci mel ni délégué de quartier yi ñu ci mel ni borom ndombu tànk yi Fray Yoff comme ni ñu ko waxee léegi njàmbur yi mag ñi donc waaye it ànd ci ak mairie bi donc ndax gis nañ fi technicien de surface yi waaye ànd fi tamit ak toutes les bonnes volontés ak association ndaw yi nga xamante ni yëpp liggéey Yoff soxal na leen lu ci mel ni Jami lu ci mel ni Pencum Yoff lu ci mel ni ànd suxali ngenaat donc ñooñu ñëpp ñu ngi fi lu ci mel ni vision 129 waa saf ñeex ñëpp ñu ngi fi donc ñëw répondre ci appel bi nga xamante ne Yoff moo ko def donc ci jëm su wàllu setal suñu juma setal suñu ay almeer pap ñu bëggoon xam ana ban jàngat nga am ci loolu a'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim sant yàlla bu baax di jëli si yonent bi Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di rafetlu lool initiative bi muy xelaat bu rëy xelaat bu mag a mag bu matale ñun délégué de quartier président wax na ba noppi fekk mu fi woon naam waaye si xelaat la mu wax ne rafetlu na comme ni ma ko waxee li nga xamante ne alors moom la ñu nisër na ma ko def ndax lii ñu ginnaaw bi dañu ne ñun ñëpp ay jullit lañu
bu ñu woowee lu mel nii ñun dañu si war a taxaw suñu kem kantan non seulement si jullite gi waaye tamit si cër bi ñu fi yor ndax délégué de quartier population quartier bi ñoo ko fal mu nekk seen ndaw nekk seen loxo nekk seen i tànk di leen doxal di leen waxal waaw lépp lu war a jëmee si kanam dañ si war a taxaw bu baax a baax a baax ala rawati nag si li nga xamante ne nag ñëpp ko bokk waaw ndax juma jullit yëpp ko bokk donte alalu yàlla la waaye jullit yi ñu fi nekk ñoo tax ñu di ci jaamu yàlla ni ko xamante ne ñoo ko yàlla bëgge du leneen lu ñu fi war a def lu dul lu neex yàlla lu neex yonante bi waaw di ñu war a jëmale kanam waaw setal ka dafa war ndax fu ñëppay daje waaw leen a am ay gàllankoor ndax ñëpp yemul waaw ñu war a taxaw nag pour ñun ñëpp ñu war fi mën a tooga fi ak cet tooga fi ak sell rafetal ko tamit ku nekk yaa ngi rafetal sa kër rafetal sa néeg boo néegu yàlla waxuma la setal ko sax waaye dañ ko war a gën a rafetal warul gën a yëstu suñuy néeg ak suñuy kër waaw dañu si war a taxaw si ñaari fànn yooyu mu set mu rafet waaw ndax alalu yàlla la te yàlla lu ñu am mooma armeel yi ala rawati ñu ñëpp fa la ñu jëm mooy këru dëgg gi waaw bon nag ñu war ko taxawu war ko aar ba mu ñoŋ waaw kon donc bu ñu si woowee alors dañu si taxaw 100% waaw ñoo si war a jiitu waaw war ñoo des gannaaw waaw ginnaaw ma tamit ñi fi jiitu li ñu wax mënuñu wax lu ko ëpp waaw yóbbu yëpp wax nañu ko duñu man lu dul rek alors confirmer ko waaw ànd gi mu wax Frey Yoff ñëpp la fi nekkal la bonne preuve ñu ngi ko jox baatu Yoff waaw alors mu nekkati ndaw am kantan am doole liggéey yi yëpp ñoo dañuy toog ñoom ñu di ko def waaw kon donc bu ñu gisee kuréel bu mel ni yéen alors ñu woo ñu si alors ñoom it que du ñu des gannaaw waaw ndax ñoom seen cër seen devoir la ñu waroon ko jiite kon donc ñoom ni ñu leen wax gërëm leen si sant leen si comme ñu nit noonu la ñu si àndi ak ñoom bokk leen di leen si gërëm di ñaan yàlla seen taxawaay yàlla na ko yàlla saxal yàlla na yàlla matal seen ak mag waaw ba seen i sët taxawu lii waaw si gàttal daal loolu mooy kàddu yi nga xamante ne mënu ma ko ñàkk wax si ginnaaw bu waxu ko ginnaaw président waaw ñu ngi leen di sant bu baax di leen encouragé di leen ñaanal yàlla yal na yàlla nangul ñu nangul leen bi jaay rasulullah yàlla yàlla yàggal seen taxawaay yi tamit ñu ngi àndate yaa ngi si Yoff mbooloo donc tey Yoff oote woon donc ànd si ak waa ànd defar Yoff ànd si ak saltige Mamadou Mbengue ñu ñëw donc pour setal jumaa ji ak almeeri donc loolu noonu dëgg yàlla waa Saf Ñeex defoon si woote nga jiite leen donc ñu bëggoon xam rek yan jàngat ak ban gis-gis daal nga am ci journée tey auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax di rafetlu oote bi ñu oote woon wax dëgg yàlla ñëpp ñëw nañ oote nag ñu uyu la dafa neex lii ñuy liggéey nii defaluñ ma ko ma Sàmba defaluñ ko ma Demba suñu bopp lañ ko defal am naa yaakaar ni jumaa Yoff bu setee noonu waa Yoff noonu la setal donc kon oote bi ñu si oowoon ñëpp ñu uyu si ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay waa ànd defar Yoff it wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na parce que ñoom lu defar dëkk bi rek ci lañu nekk lu taaral dëkk bi it ci lañu nekk wax dëgg yàlla saltige jaanam wàcc na yàlla na yàlla yàggal taxawaayam mool yi nag wax dëgg yàlla ñëw nañu te xam naa ni fii ba kere ñuy pare moom dañuy gën a bari rek parce que appel bi yaakaar naa ni ñëpp dégg na ko ñëpp yëg na ko xam ne ba démb rek maa ngi ciy wax maa ngi leen ci soññiwaat yàlla na yàlla yàggal kànd gi yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi yàlla na yàlla def jàmm si dëkk bi
yal na yàlla def diine it si dëkk bi et lépp luñ fi jaamu yàlla si bisab tey bi si nettoyage bi yal na ko sunu borom ba nangu te di ñaan yàlla rek yal na yàlla yàggal taxawaay wax dëgg yàlla sunu xol sedd na guy parce que oote ñu uy si la rek dafa neex waaw wax dëgg yàlla liggéey bi rafet na. léegi mu mel liggéey bi yamul tey tamit ndax buñ jógee fii tey dimanche. waaw wala dellu frigo ak place bi yëpp. waaw loolu tamit ñu di si sàkkuwaat taxawaayu mool yi comme niñ ko defee tey donc di si sàkku taxawaayu acteur de pêche yëpp. donc loolu tamit bëggoon nañ nga renouveler waat sa appel jëmale ko si journée dimanche bi di ñëw incha allah. waaw baax na loolu it ba tey comme na ma ko waxee woon rek ne laa koy waxee waat mool yi bu leen kenn man mool yi bu leen kenn ëpp doole ci liggéeyam dëkk bi géej gi bu setee nun mool yi nun la gën a setal parce que mool yi dañuy dem ba biir géej sax di seet di fa fekk lépp luy yàqu ñu di ko dindi di ko indi kon nag lépp loo xam ne day defar dëkk bi mool yi man su ma sañoon daal mool yi ñoo cee ëpp pas-pas ñoo cee gën a bari it maa ngi ootewaat dimanche le 29 ñu dajawaat frigo njëm ba place ba ñu nettoyé géej gi set wicc waaw rafet waaw incha allah waaw woote naa daal maa ngi oote waat daal wax dëgg yàlla maa ngi oote daal na ñëpp ñëw nañu ñëpp yu si bàyyiwuñu nag benn mool li ko commencé gune ba mag ñëpp nañ ñëw taxaw waaw waaw saltige donc yàlla def tey jii nii gis nañ ne yow usé nañ donc liggéey bi tàmbali nañ ko ci jàmm ñu bëggoon xam vraiment ban impression donc ak ban taxawaay wax dëgg yàlla donc la mbir mi am alhamdulilah rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah ñu nii mbokk yëpp leen ziar di leen bala wax di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin mu mel nii liñ doon sàkku si waa Yoff génn nañu ndax góor jigéen mag ak ndaw ñëpp a ngi fii ngir ñu seetal néeg bi nga xam ne mooy néegu yàlla si ndigalal imam Mouhamed Ndoye moom mi nga xam ne moo ubbi waxtaan wi léegi wax fi kàddu yi rafet yoo xam ne yi foo ko takk si weesuwaay rafetaay weesu na ko mu mel ni kon mbir mi sant yàlla ndax liñ li bëggoon am nañ ko muy ñëw seetal jumaa ji ba mu set seetal li wër jumaa ji dugg seetal armeel yi loolu rek mooy yilla bi loolu moo ñu taxoon jóg kon nag li ñu am bëggoon am nañ ko ñu si sant yàlla bu baax a baax gis nga mbooloom ni ñu baree ñëpp a ndax Pastef imam Mouhamed Blouson sol ñoo fas yéene taxaw si liggéey bi ñoom Lamine Ndoye Fara Yoff ñëpp ngi fi waaw Yoff daal amul benn cause boo xam ne bii ne woo fi ñëpp ngi fi ñu ngi liggéey bu rafet di ànd ak waa taxaw Yoff ànd ak mouvement bi nga xam ne mooy waa pencum Yoff ñu nekk jàmbaar lool tel fee xëy lool seen i góor xëy seen i jigéen xëy ñëpp jàpp si liggéey bi te liggéey bi nag kenn moom que liggéey bi yàlla la imam wax na ko léegi néeg bi néegu yàlla la bu dee yàlla am na kër si kaw suuf fii mooy kër yàlla ndax yàlla ko moom kenn moom ko kon nag lu faay def yàlla moo lay fay man amila salihan fa li nafsihi wa man saa fa layha wa ma rabbuka bi zalamin lil abid li ñu ko doon waxee rek yàlla moom ku def lu baax mu fay la ku def safaan yow la ku tooñ yaa tooñ sa bopp yàlla tooñul kenn kon ndëgg ñu sant yàlla bu baax a baax di leen ziyaara di sant yàlla si jotaay bi ak teewaay bi xam naa ba si kanam rek bu ñu liggéeyee ba si kanam bu amee yeneen kàddu yu si wax dolli rek ñu dolli kas yi sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp yal na yàlla barkeel ñëpp kontaan nañu wax dëgg yàlla alhamdulilah asalaam ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la santal bu baax itamit ci teewaay bi ñu mel ni yéen a yore liggéeyu jumaa bi tey jii Yoff woote donc si ndigalu imam ratib imam Mouhamed Ndoye donc ànd taxaw Yoff porté ko donc si bopp bi saltige Mamadou Mbeng ñu ànd seex yi nga xamante ne ñëpp ñu ngi yëngu si Yoff si wàllu association lu si mel ni jami lu si mel ni pencum Yoff lu si mel ni ànd defar naat lu si mel ni vision 129 ñëpp ànd tey jii couche yëpp pour ñëw setal suñu jumaa setal suñu ay almer donc loolu yéen yàlla def chaque jour ngeen di si xëy di si gont ndax yéen a yor liggéeyu jumaa ji ñu bëggoon xam rek ban jàngat nga am si taxawaay bi nga xamante ni jeunes yi tey am nañ asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen baalu ak di la jégalu li ngeen def nii loo xamee ne lu raar la si dëkk fu mel ni Yoff nag ku mel ni Mamadou Mbengue nekk fi ak waa këram lii moom day si kontaan bu baax a baax su nu ñu ne si jumaa ji su fee juróom-benni at da nga si jumaa ji liggéey waa commission jumaa ji mosuñu bàyyi mosuñu tay waaye bi ñu gisee lu mel nii ñëw di liggéey si dëkk bi lu mel nii dañuy sant yàlla di leen ñaanal yàlla may leen fan gudd yàlla may leen wér
yàlla doon leen wërsëg ak barke ak taranga ñoo ngi gërëm tamit imam ratib bi bu baax a baax parce que mënoon nañu bàyyi ñun waa commission jumaa ji waaye bàyyiwuñu bés bu ne moo ngi fi jaar di nuyoo ak ñaan guddi ak bëccëg Mamadou Mbengue mii bés bu ne fi lay jaar bu fi jaaree jël àllam def ko ci ñaanal nu yàlla loolu daal waa commission jumaa yi daal dañu kontaan dafa kontaan trop parce que vraiment kuy liggéey lu baax gis kuy def lu baax da ngay sant yàlla ñun daal sunu yéene mooy yéen yi nga xam ne xale yéen ci jumaa ji yàlla may leen fan gudd yàlla may leen wér yàlla sàmm leen sàmm seen njaboot yëpp di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ji yëm nag ñooy wax ci waa commission jumaa ji ñëpp dëkk yëpp ñoom Maodo ak ñoom ñëpp ñoo ngi fi parce que ñoom xale yaa ngi fi waa commission jumaa yi am ñu fi ne di liggéey noonu bu ñu mënoon noonu toog waaye du doon toog parce que doo gis ay xale yuy liggéey di def lu baax ci dëkk da ngay dem jàppale leen ndax ñu maam si gën a sawar tey noo ngi ñaan nañ yëpp fi ne ñëpp a ñëw nii fi ñëpp ñëw nii kenn manqué wul te on liggéey jumaa ji nag li ñu wax toujours rek on nañu ñëpp bàyyiwuñu kenn képp ko yaa ngi si Yoff depuis bi ñu commencé jumaa ji ba tey loolu la ñuy wax on nañu ñëpp waa commission jumaa ji on na ñëpp ñu bokk liggéey jumaa ji ba léegi nga da nga kontaan bu baax si yéen daal dina ñaanal yàlla yan na yàlla doolu jàmm bi jaay Seydina Mohamed ok jërëjëf Pape jërëjëf kontaan jërëjëf yal na yàlla yàggal seen taxaw amiin mu mel ni ñu ngi taxaw ak suñu ndijaay Modou Mbengue donc mu nekk coordonnateur UCG donc nekk si maire bi waaye également mouvement ànd taxawu Yoff mu yor secteur environnement di ku am taxawaay si Yoff di koo xamante ni ku oote setal balaa ngay xalaat kenn moom ngay njëkk a xalaat mu sawar si lool lu setal Yoff nekk lu ko yitteel mu mel ni tonton tey jii woote woon nañ dëgg yàlla gis nañ ne Yoff wuyuse na ngir setal jumaa ji ak setal almeer yi naka noonu tamit ñu woote waat pour dimanche bi di ñëw ngir setal plage bi ak frigo donc ñu bëggoon xam rek ana ban message ngay lancé par rapport ak loolu ndax set ak setal moom sa yëf la te lu la soxal la donc gis nañ ne Yoff uyuse nañ ñu bëggoon xam rek ana ban jàngat donc nga siy def. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum waa Yoff képp ku ñëw fii maa ngi lay gërëm di la sant di la dalal si sa wàccuwaay Yoff am naa yaakaar ne si wàllu set yemuñu seex benn dëkk si wàllu set parce que lii ñu dajale tey ci jumaa ji bari woon na boo demoon si yeneen dëkk yi doo ko fekk yàlla def na waa ICG si boppam ñi nga xam ne samay kilifa lañ am na fu ñu teg Yoff ba lépp loo xam ne lu ñu war a nettoyer la ci au niveau de Yoff rek dañ ciy def seen kentulaay kantan def ci seen doole def ci seen man-man ba pare ñëw teew kon set képp ku la ci oo da nga ko war a uyse waxatuma laa sax si moment bi mu toll nii muy si moment nawet bi am naa yaakaar ne rek tey jii ku ñëw fii xam ne ñi fi nekk ak as néew set soxal na leen yàlla nag mooy defar nit nag mënoo nekk di defar ne fépp dina baax mais am naa yaakaar ne bu ñu àndee boole suñu doole boole suñu pas-pas dal di déggoo yaakaar naa ne Yoff pour ñu setal ka du mat sax 1 heure de temps parce que depuis soo ba léegi ñu ngi fi te am naa yaakaar ne ku ñëw fii si jumaa ji xam ne génn nañ fi lu bëree si mbalit booy julli doo ko xam mais boo duggee si biir pour setal di nga fi génne loo xam ne vraiment di nga xam ne set dafa baax si nit armeel yi noonu amul kenn koo xam ne sa maam tëdd fi wala sa papa wala sa ndijaay wala sa mbokk ñu oote pour Yoff gépp vraiment kontaan nañ si parce que Yoff gépp génn nañu jeunes yi génn nañu jigéen ñi génn nañu imaam yi génn nañu ñëpp génn nañu lii moo tax ñuy wax ak déggoo ak defar Yoff nag dafa doon dëkk boo xam ne ku ko defar rek di nga defaru ku ko defar di nga defaru te wàllu set dafa baax si doomu aadama dafa baax si jullit dafa baax si nit
nit ki buy fekkee ne day julli te setul jarul sax mu la julli waaw yàlla moo santaane set julli dafay ànd ak set te yaakaar naa ne li ñu def tey ci jumaa ji képp ku fi teew rek bëgg nga kon nag nañu jàppalante xam ne Yoff suñu Yoff la te Yoff nag dafa doon dëkk boo xam ne ku ko yàq di nga yàqu ku ko defar di nga defaru loolu yàlla moo ko fi def ak suñu mag ñi nga xam ne ñoo fi newoon nañu góorgóorlu te jàppante nañu góorgóorlu te boole mooy tax a am doole lii nag dañu ko def pour au commencement ëllëg bu ñu jógee ci lii dinañ jël sécurité Yoff jël ko en charge xam ne Yoff suñu Yoff la ñoo ko moom ñun ñoo ko mën a defar ñun ñoo ko mën a taxawu kon nag nañu jàppalante nañu ànd liggéey nañu déggoo te ñu bàyyi yenn yi waaw ab dëkk boo fi newee da nga koy defar mais doo ko yàq waaw ñoo ngi leen di jégalu di leen baalu àq vraiment kontaan nañ képp ku ñëw fi rek kontaan waaye ICG nag vraiment kilifa ga ba sa ku ndaw ka ba si ñëpp ñu ngi nii dañuy waaj a ñëw pour ñëw saam sañu xool li ñuy def indi nañ fi teraanga indi nañ fi matériel yebal fi ay doomu aadama ñu ñëw fi ñoo xam ne dëkkuñu fi ñu ngi si armée li di bay waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum ñu ngi taxaw wax suñu papa Ousseynou wax dëgg yàlla mu bokk si njàmbur Yoff nekk vraiment ñu am taxawaay si Yoff ñu di leen ñaanal rek yàlla mu yàggal leen suñu kanam mu mel ni papa tey Yoff moo woote ndax bu mouvement ànd taxawu Yoff nga xam ne bopp bi saltige Mamadou Mbeng moo si nekk bu wootee si ndigalu imam ratib bu Yoff imam Mouhamed Ndoye donc am si seen ndigal yéen njàmbur yi am si ndigalu frein yi am si ndigalu mag ñi donc am si ndigalu borom ndombu tànk yi ak délégué de quartier yëpp donc mu ànd si ak xale yi nga xam ne ñu ngi yëngu si wàllu Yoff yëpp si wàllu lu setal dëkk bi si ay association lu si mel ni association Jami waa Pencum Yoff ànd defar Ndenaat vision 129 donc vraiment seen maire muy waa maire bi jàppale leen ndax gis nañ fi tey jii élément wu maire bi ñu ngi fi donc ànd si ak UCG dëgg yàlla donc loolu xam naa ne luy neex njàmbur yi la ñu bëggoon xam rek ginnaaw suñu papa Moustapha Seck xanaa lan yow nga siy jàngat si bés bi nga xamante ne tey Yoff woote na ko mu jëm si wàllu setal jumaa ji ak almeer xanaa kontaan parce que wàllu setal jumaa ji setal Yoff sax la ñu war a wax waaw parce que jumaa ji mu ngi si biir Yoff waaye jumaa ji bu sete rek mel na ne Yoff set na ko wax waaw mais nag li ma siy wax mooy lu mel ni buñ ko waxee buñ na Yoff liggéey pour nettoyer xale yi Yoff ñoo ko moom xale yi yi toll si liggéey ñoo ko moom nun mag ñi li ñu war mooy ñëw taxaw si seen ginnaaw rek di leen seetaan di leen siiwar pour mën leen a encouragé waaw mais bu loon quartier mu ne fukki nit jóge na fa sax dama ne nettoyé jumaa yi day yomb waaw mais da ngay xool fi quartier boo xam ne da ngay gis ne ñaari nit sax ñëwuñu yaa am dégg te loolu rafetul jaaduwul te booba tey ñu ngi koy annoncé si jumaa ji bu ñu ootee Yoff na Yoff gépp génn surtout xale yi ñoom ñoo war a génn ñoo war a nettoyé waaw ñoo yor doole dëkk bi bu ne dëkk ñettaa ko convosé xale yi dëkk bi magi dëkk bi ak ñi nga xamante ne ñi ñooy ndaw ñi dégg ndaw ñi nag ñooy première parce que ñooy doole yi parce que dëkk ba amul ndaw du dox waaw ndaw mooy doxalab dëkk waaw kon nag bu ñu ootee lu mel ni si jumaa ji war na xale yi Yoff yëpp dal di fi teew wax nañ ko si jàkk yi wax nañ ko yëpp yaa am dégg man ak sama morom a si yem waaw parce que suñu yoom a nga tëdd si kër yooyu nelaw te jaaduwul dégg nga nañu ñëw si liggéeyam jumaa ji parce que liggéeyam jumaa ji mooy liggéey bi xam ne moom mooy liggéey bi yàlla dégg waaw te jumaa ji ko gis ni mu mel bu jëkkoon jumaa ji réyul woon waaw mais léegi mu ngi yokku nit ñi gën a yokku jumaa yi gën a fees mais loolu xéewal la te Yoff dëkk la boo xamante ne dëkkab xéewal la yàlla na fi yàlla dolli xéewal dëkk la boo xam ne dëkkab jàmmaa ngi fi yàlla na fi yàlla yokk jàmm gis nga dëkk bi ba ñu naa dëkk bi neexul benn naa Yoff day bokk si waaw Yoff bokk si Yoff macha allah waaw Yoff boo xëyee nga wàcce si géej gi am sa ndawal am sa dépense ñëw
añ ba noppi naan sa attaaya ñëw caaxaan si mbaar yi waaye te naa dëkk bi neexul dëkk bi fi gën a neex xam la ñu bëgg ñu dellu fa maam ya ne woon sa néegi ñax ya sa néegi barage ñëw ba léegi tey ñu ñaa ngi tabax ak état te naa dëkk bi neexul dëkk bi fi gën a neex yàlla na yàlla dolli sutura ngi fi xéewal ngi fi yàlla na ko yàlla dolli waaye dëkk bi neex na de Yoff gii neex na de waaw yàlla fi yàlla dolli kon nga woo xale yi rek pour dimanche bi di ñëw ñu dem seetal li nga xamante ne mooy frigo bi ak place Yoff li message bi may gën a joxe nag mooy quartier mu ne yéen xale yi dëkk bi bu fekkee nawetaan la bu ñu ootee yéen ñi ngay yuuxu AFC dëkk bi kenn lu dégg waaw te bu ñu ootee si néeg yàlla li yàlla moom yéen ñëpp ngeen toog te li yàlla moom moo lay setal dëkk bi waaw kon nag bu xale yi maa ngi leen la ñax pour bu dimanche nañu ñëw si frigo il faut que ñu xamee dañ koy nettoyer dëkk bi yëpp ñëw quartier mu ne ba fa génne ñaar fukki nit sax waaye dama ne mbooloo la yàlla na yàlla dolli sutura jërë ngeen jëf jërëjëf. ñu ngi taxaw wax suma ndijaay Alsane Sow mu nekk conseiller municipal yor commission bi nga xamante ne mooy commission environnement nga xam ne képp koo xamante ne set ak setal gox bi yitteel na la rek boo jógee di def yu mel ni sa xel fi mu njëkk a xalaat mooy ku mel ni moom kon tonton tey Yoff moo woote donc mouvement ànd taxaw Yoff si bopp bi saltigi Mamadou Mbeng am si ndigalu imam ratib bu Yoff imam Mohamed am si ndigalu frère Yoff yi ak magi Yoff yi ak njàmbur yi waaye am si ndigalu borom ndoom bu tànk yëpp donc mu ànd si ak toutes les forces vives du village lu si mel ni association Jami lu si mel ni ànd suxali ndenaat lu si mel ni groupe WhatsApp Pencum Yoff lu si mel ni vision 129 donc ànd si ak ndawi Yoff yëpp daal si tënk donc ñëw ngir seetal li nga xamante ne mooy almeer yi ak jumaa ji donc ñu ànd si ak vraiment la mairie vraiment ñu déployé fi seen ay techniciens de surface ñoom ñëpp ñëw tey ji ànd si ak UCG donc vraiment pour jàpp si ñi nga xamante ne donc gis nañ ne ñoom seen mbir la vraiment ñu bëggoon xam yow ñi nga xamante ne yaa jiite commission boobu noonu ana ban jàngat ak ban impression ak ban message ngay lancé par rapport ak bés bu mel nii. jërëjëf sama jërëbaat Baye auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim laa hawla wala quwwata illaa billaahi al-aliyyil aziim ñu ngi sant yàlla julli Seydina Mouhamed di ñaan yàlla action yu mel nii yàlla na di am tous les jours sama jërëbaat lii mooy Yoff Yoff buñ koy wax diversité la diversité bi duñ ko wax sax si maanaam ci wàllu xeet ak yooyu noonu parce que boo jëlee Yoff lu mat fukki xeet ak ñaar mu ngi fi mais xeet bu nekk bokk nga beneen xeet bi boo gisee dëngaan yi bokk nañoo xaagaan yi boo gisee xaagaan yi bokk nañoo institut et cetera donc lii mooy Yoff dañu nekk benn village wala benn commune benn village traditionnel léegi benn commune bu nga xamante ne mu ngi commencé Terme Nord jàpp Jàmmalaay en passant par les cités Nord Foire Ouest Foire et tout ça donc boo xoolee si biir mbooloo mi di nga si gis ñoo xamante ne ñu ngi dëkk Nord Foire ñu ngi ci biir mbooloo mi ñu dëkk aéroport ñu ngi ci biir mbooloo mi ñu dëkk Ouest Foire ñu ngi ci biir mbooloo mi donc lii mooy Yoff en tout cas ñun ñi nga xamante ne dañu wàllu féete si wàllu mairie bi ba pare dëkk Yoff bu ñu mën lu rafetlu lii mooy initiative bu baax parce que bu ñu toogoon rek di ko xaar si autorité maire bi xëy na lii du am mais bu ñu jëlee si association yi lu mel ne ànd taxawu Yoff lu mel ne Jamia lu mel ne ànd dooleel ndinaat suqali ndinaat tout ça donc lii mooy Yoff en tout cas bëgg naa action yu mel nii bu fekkente ne dafay am tous les jours kenn ku nekk da nga si war a def sa loxo parce que fii nga xamante ne mooy jumaa yi Yoff muy jumaa ji nga xamante ne fi la ñëpp di jullee jumaa ak fi nga xamante ne mooy sëgi belelaan waa Yoff dañ ko war a fonk man bu ma sañoon tous les jours dañuy am ñoo xamante ne dañuy nettoyer fii am nañu équipe boo xam ne gars tous les vendredis daf koy nettoyer am nañu équipe boo xamante ne tous les jours du lundi au vendredi fii lay xëy si jumaa ji muy ñaari nit yoo xamante ne dañ leen jagleel toilette jumaa ji du lundi au vendredi fii la ñuy xëy tous les jours ñi nga xam ne nekk na si jumaa ji dañ leen gis mais lii dafa nekk loo xamante ne buñ koy gis ñoom vraiment daf leen di dooleel parce que ñi nga xamante ne dañuy xëy di nekk si tali bi di nekk si géej gi di nekk un peu partout seetal rek moo leen tax a jóg bon ku leen aussi bés bu mel nii nga xam ne du tous les jours lay am mais vraiment dañ si war a taxaw en tout cas ñun lii la ñu maire sant maire Abdoulaye Diouf Sarr ku ko gis ku ko xam ci taxawaayam seetal dafa bokk si li nga xamante ne moom la gën a bëgg j'en veux pour exemple
bi mu jaaree université ñëpp xamoon nañu université ni mu meloon mais bi mu fa jaaree ku fa jaaraat fa di nga xam ne li mu fa doon liggéey macha allah bon bu ñëwee Yoff employé lu ma 250 personnes si nettoiement nga xam ne vraiment nettoiement soxal na waaw macha allah waaw. jërëjëf docteur jërëjëf. merci beaucoup. Ndeye Ndoye. mu mel ni ñu ngi taxaw wax ahlu bayti Seydina Limaamullaahi donc mu mel ni ñu ngi taxaw ahlu bayti Seydina Limaamullaahi donc ñuy sunu mbokki bopp joxe ndigal ci bés bi nga xamante ne ñu ngi ko amal tey ñu am si ndigalu imaam ratib bu Yoff tamit muy imaam Mouhamed Ndoye am si ndigalu kilifa Yoff yëpp ndigalu waa Frey Yoff donc am si ndigalu waa Frey Yoff am si ndigalu Magi Yoff am si ndigali jàmbur yi waaye également ànd si ak délégué de quartier yëpp ànd si ak ñi nga xamante ne ñooy saytu liggéeyu jumaa ji ànd taxaw Yoff initié journée bi ànd si ak toutes les forces vives du village lu si mel ni association Jami lu si mel ni vision 129 lu si mel ni ànd suxali ndenaat lu si mel ni groupe WhatsApp pencum Yoff pour ne citer que yooyu noonu waa saf ñeex ñëpp ñu ngi si biir muy les pêcheurs woote bi benn la si ndigalu imam ratib bu Yoff imam Mouhamed moo ñu dajaloo tey ngir setal suñu juma setal suñu ay almeer ahlu bayti Seydina Limaamu Laay teew fi di yëngu si vision 129 nekk ñoo xamante ne bu ñu waxee si wàllu set ak setal gox bi rek nii xel yi di demee si ñoom ni lay demee si ànd taxaw Yoff ni lay demee vraiment si UCG ndax loolu rek leen soxal ñu ñëw fi ak seen doole ak seen mbooloo ak seen matériel donc ñu ngi taxaw ak ñoom xam naa ki yor kàddu gi mooy nekk suñu xarit dëgg yàlla suñu sëriñ Seydina Laay mu wax si turu vision 129 wax si turu ahlu bayti Seydina Limaamu Laay gépp di ngi leen di dalal dëgg yàlla di leen wax ne imam ratib imam Mouhamed tijji na jataay bi sànq donc def ñaan donc ñu commencé liggéey bi depuis suba mais wax dëgg yàlla boo leen ñëwee dañ leen di rendre compte dalal leen donc kon Seydina kàddu gaa ngi noonu incha allah. jërëjëf bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi seydil awalin wa seydil axirin seydina imam allah ñu ngi nuyoo bi gën a tedd si nuyoo yi waaye nuyoo boo xamante ne dafay laaj présentation wu sang bu tedd bi ñu àndal di Chérif Ibrahima Thiaw Laye ibnu Baye Seydi Thiaw Laye ñetteelu xalifa seydina limaamu ànd ak ay rakkaam Serigne Pambay Laye doomi Seydina Maam Alassane ànd ak jarbaatam Pape Mouhamadou Laye ak jarbaatam Adama Laye ak man mii di doomam di Seydina Laye ñëw fi si ndigalu xalifatul muslimin Chérif Abdoulaye ibnu Raw Laye yàlla na fi yàgg te ànd ak wér si ndigalu njabootu Seydina Limaamu Laye gépp alayhi salaatu wasalaam waaye di wax ne yoofu maam Limaamu Yoff mbokki maam Limaamu Yoff dëkkuwaayu Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ba tax na sang bi nee na moom Ibrahima mii taxaw lépp lu nu Yoff woo ñoo ci war a jiitu ndax wax dëgg yàlla tey Yoff la yàlla séddee Seydina Limaamu muy seen mbokk di seen doom ba tax na lii nga xamante ne damay wax ne cër la ci lislaam muy ak set ak àndin wu rafet donc loolu buñ ci woowee waa kër Seydina Limaamu vision 129 association bi rassemble toutes les petits Seydina Limaamu mu nekk Yoff Ibrahima Khalil mii di président bi ànd taxawu Yoff woo ko ci lu mel nii ak mbooleem suñuy naataango yi nga xamante ne ñoo ngi ci biir Yoff ngir bëgg Yoff dellu ca xar kanam gu njëkk ga Yoff setaat Yoff mbaax loolu wax dëgg yàlla dañ ci ànd ak contentement waaye ak cawarte ngir ñëw waaye ñëw fi fekk fi kilifa yu tedd ku mel ni sunu maam wala sunu baay sunu wajur yi taxaw nga xamante ne mooy imam Mouhamed Ndoye jiite imam ratib bu Yoff gi nga xamante ne tey fii nu nekk ci bërëb bu tedd bu sell bi jàkkaarloo armeel yu tedd yu sell yi di ñaan yàlla ñi fi tëdd yàlla suñu borom ba dolli leen njërëmbane moom mu jiite leen ñu rafetlu taxawaay bi ak jataay bi waaye ànd ak ku mel ni saltige mi nga xamante ne moo jiite ànd taxawu Yoff ñuy jël nuyoob dëkk bi teg ko ci loxo imaam waaye ñuy jël nuyoob
askan wi nuyoo notable yi dëkk bi tekk si loxo ki nga xamante ne mooy sunu maam jooju di jiite Anda Taxawu Yoff di wax ne rek cant ak ngërëm ndax da ngeen ñu woo si lu ñu bëgg ndax lii mel ni appelu Seydina Limaamu Yoff moom bu xawee dañuy tàmbalee tongoor ba fële nga xamante ne mooy Nord Foire ngir setsetal dëkkab Yoff bi kon lii benn la si sanuy projet ngir ñoŋal Yoff ngir baaxal Yoff ngir jubbanti Yoff ngir delloo si li fi mag ñi bàyyi woon léegi rek maa ngi déy si ndigalu Serigne Ibba al imam ne ko Yoff dafa amoon ay valeur tey loolu mooy message vision 129 Yoff dafa amoon xar kanam bu rafet mag ñi instauré fi woon defoon fi ay jikko yu baax li waral penc yi si dëkk bi li waral mbaari géej yi si dëkk bi lépp ngir defere la woon ngir saytu dëkk bi ngir jàmmal dëkk bi waaye ngir jubboo nekk si dëkkin wu set wu sell wu rafet donc loolu imam porteur de voix la ñu ngi koy ñaanaat mu ñaaxaat xale yi ñaaxaat Yoff si volet boobu ñu delluwaat delloo fi jàmm ak sutura xéewal xam naa kàddu gi du mën a bëri waaye Serigne Ibba waxoon na lu ëppali moom day muy ndaw di doomu Baye Seydi Thiaw ñu ñëpp xam nañ ne Baye Seydi Thiaw yàlla na yàlla yokk leeram moo jëloon 364 hectares may ko Senghor ngir ñu yaatal dëkk bi loolu nag valeur la yu Yoff moomee woon ndax juddub Yoff la doomi Yoff la imam moo ngi ñi am lu mu ñuy wax léegi si Mame Farma Diop mi jur Seyna Ma Ndione mbokk gi mu mbokk ak moom soxe ko foofu nga xamante ni wax dëgg yàlla Yoff ñëpp a bokk ndey ñëpp a bokk baay ñu ngi nuyu bépp kilifa nag bu fi teew ak képp ku nekk si sunu biir di jox nuyoo bi imam kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf moom daf koy nuyu. ginnaaw kàddu sunu xarit sunu sëriñ Seydina Laye donc dañuy joxaat sunu imam Mouhamed Ndoye mu nuyu jarbaatam yi sëtam yi doomam yi donc sang yu tedd yi dalal leen ngir ñu mën a àggal liggéey bi incha allah kon imam Mouhamed bismillah. kon ñu ngi delluwaat di nuyu mbooloo mi di bég ci kàddu yi ñu fi dégg mu jóge ci sunuy mbokk xam naa ñi xamul waaye ñi xam nañu ne ay mbokk lañu ñi taxaw fii wax naa leen ne ñoom ñu ngi jóge ci Mame Farma Diop Mame Farma Diop moo jur Mame Mandione Laye Mame Mandione moo jur Seydina Issa ak Mame Alassane Mame Farma Diop nag moo Caba Diop ñoo bokk benn baay Caba Diop jur Njéemi jur Issa sama baay kon ay mbokk ñoo fi daje fa tabarakallahu kàddu yi moom mën na bañ a bari xam naa li sanga bi wax léegi rek ne bu ñu mën a dellu sewaat jikko yi nga xam ne mag ñi loolu la ñu tooge woon nu dellu sewaat ko te incha allah lu ñu ci mën danañ ko def ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne innama bu'istu li utammima makarim al axlaq dañ maa yónni ngir ma mottalil tedd ngoy jikko te jikko nag mooy sos kër jikko mooy sos penc jikko mooy sos dëkk saa yu ñu toogee ba jikko yu baax ya dem mën nañu wax ne kon dara desatu fa Ahmad Shawqi wax na ko wa innama al umamu al axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhum zahabu mu ne nation yi xeet yi li leen fi bàyyi seen civilisation di wëy mooy jikko yu rafet waaye jikko yooyu saa yu ñu toogee ba jikko yi amatul rek xeet yooyu day tas rek kon li ñu xamee woon Yoff mooy bennoo jàppoo dimbalinte te yàlla tax yooyu nag liñ ci man ci suñu kàddu luñ ci man ci suñuy waxtaan incha allah danañ ko delloosi ndax li ñuy wax rek ne dëkk bi benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ku ko jéem it doo ko mën noo bokk suñu mbokk te aljamaatu rahmatun wal furqatu azabun mbooloo yërmande yàlla cay wàcc waaye teqale ko
mbugal la saa yu ñu nekkee benn am doole waaye saa yu ñu teqale ko rek néew doole xam nga lii benn nit mënu ko defar li ñuy liggéey bu appel bi ñëw benn nit mënu koo defar bu ñëpp àndandooyee ndëkk setal dëkk bi leeral dëkk bi loolu taaru Yoff la te ñi fi ñëw bu ñu delloo loolu la ñuy nettali kon yal na yàlla yàggal leen fi yal na yàlla def leen i mag tabarkalla incha allah loolu danañ si bàyyi xel ma suñu see sax di deñ saa su nañ si nekk di wax lu boole nit ñi wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu na ngeen ngoy ci buumu yàlla gi te bu leen teqale ko waaw bu ñu teqale ko mukk la doole loon Yoff ba Yoff nekk dëkk bu ndaw waaye benn dëkk ëpp ko solo si àddina loolu nañ ci taxaw rek ba loolu dellu siwaat waaw man dëgg dama tàmm fu mbokkum daara xësee ba wax ba pare rek man amatuma fa kàddu te yéen bu ngeen waxee ba pare rek jeex na waaw yéen a ñu war a waxal yéen a ñu war a taxaw incha allah yal na yàlla dolli sutura tabarkalla yal na yàlla jàppal leen waaw li ñu yéene mooy dëkk bi jëm kanam ci lu baax rek yal na yàlla defal ñu ko yal na yàlla jéggal way jur ya yal na yàlla yokk seeni martaba yal na yàlla yàggal leen fi ba ngeen toog ba toogee nag taxawaay yu mag ña ak toogaay yu mag ña wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf mu mel ni ñu ngi taxaw ak suma papa suma ndijaay suma xarit sumay papa sax laa war a wax taxaw ak suñu papa Youssou muy président comité de gestion bu Ndenaat ak suñu papa Oumar Ndiaye muy vice président bi waaye ak suñu tonton Issa Kébé muy délégué de quartier donc comme niñ ko xamee rek tey Yoff moo woote ndax bu ànd taxaw Yoff woote ci bopp bi saltige Mamadou Mbeng ñu am si ndigalu ahlu bayti Seydina Limaamu Laay am si ndigalu imam ratib bu Yoff imam Mouhamed Ndoye am si ndigalu borom doom bu tànk yëpp am si ndigalu APIX yi ak ñi nga xamante ne mooy Frey Yoff Magi Yoff ak Njàmbur Yoff ànd si ak la municipalité muy maire bi Yoff donc ànd si ak toutes les forces vives du village su mel ni association Jami ànd su Koli Ndenaat waa Saf Ñeex groupe WhatsApp Pencum Yoff ànd si ak vision 129 kon dafa mel ni tey Yoff yëpp ñoo daje fii nii ngir jaamu yàlla ndax liggéey setal juma ak ay almeer donc loolu wax dëgg yàlla jaamu yàlla la kon loolu la ñu woote tey ñu bëggoon xam rek ana ban impression la si suñu papa am donc en tant que président comité de gestion wax dëgg yàlla mu mel nii liggéey set ak setal lu leen soxal la waaye rawatina bu jëlee si juma ak lu si mel ni ay almeer kon papa loolu la ñu bëggoon xam rek ban message la si am. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di gërëm ci turu Ndenaat ci turu Yoff de façon générale di saluer initiative bi vraiment rëy na parce que nit dina jóg taxawal mbir muy dem te doo xam fan lay yem donc ñu ngi saluer bu baax à sa juste valeur initiative bi nga xamante ne moom la grand saltige yor ànd si ak mouvement bi ñu mujj tey fii si jumaa ji nga xamante ne defe naa moo ëpp solo lépp waaw donc loolu duñu def lu dul saluer ko parce que Yoff day doon village bu particulier si kaw ak mbokk parce que li ko dalee Yoff ba Layeen benn famille la famille yooyu nag dafa loo gis nag day composé wu ay quartier la ay mouvement la mais l'idéal rek mooy Yoff te mouvement bi lépp nga ciy gis waaw defe naa nag fa nga xamante ni fa la mag ñi toll woon ak dëkk bi soxlaa woon ko actuellement daal ñu ngi ci tànk yi di ñaan yàlla rek xam ne taxawal ni lan lii ñuy ñaan mu yàgg te sax ñaan yàgg te sax parce que Yoff dans son intégralité lii dafay affermir liens yi maanaam di nga gis non seulement impact bi mu am sur le plan sociologique mais da ngay koo gëj a gis sax boo ñëwee fii di nga ko fekk mu xam ne c'est Yoff en général qui se retrouve vraiment initiative la boo xamante ni dañ ci kontaan trop kontaan nañ ci trop
di ñaanal grand saltige moom ma si initiative bi parce que commencé wu ko fii si quartier yi la ko commencé te day départ ànd ak mouvement am indi ay moyens ku ko fekk si donc daal ci gàttal loolu la woon ñun dañ doon wax rek pour rendre leen hommage vraiment si turu comité de gestion des Ndenate bi yëpp parce que lu ñu gënaloon ñoom ñëpp fi na fi tey mais àddina noonu la je crois que ñun bu ñu teewee ñëpp teew na si loolu nag ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax dama doon ubbi rek pour bàyyeek initiative bi président Omar mu sànni si ay kàddu quoi kontaan nañ trop incha allah. maa ngi nuyu Yoff gépp di nuyu suñuy maam yi suñuy baay yi suñuy kilifa yi di nuyu nag waa Ndenate gi nga xam ne ñoo tax ñun ñu taxaw fii ba am fi kàddu pour wax pour Ndenate charge bi ñu jox moo tax ñuy taxaw fii di waxal Ndenate mais nag ni ko président Youssou waxee rek saltige Mamadou suñu petit frère la bi muy démarré yaakaar naa ne benn brouette la bu demee ba mouvement bi dem ba fii sérieusement ñun war nañu si jàpp gën ko dimbali parce que lii mu def nii si jàkka ji ak kii bi jàkka ji ñëpp ñoo fiy daje xamoo kii am tuberculose xamoo kii am gisee ñëpp ñoo fiy daje donc tey bu jógee ne nañu ko nettoyé xamoo ndax virus a ngi fi xamoo ndax symptôme a ngi fi xamoo ndax leneen ngi fi initiative bu baax la noonu ñuy demee si jàkka ji noonu la ñuy demee si armée yi nit mën na ñëw xaaxu foo def loolu cëpp fekk feebar na moo tax buñ nettoyé dina dindi lu bari man nag suma objection bi may def mooy que ne comme moom amul moyen Yoff commençant par la mairie ak APEX ak ñun comité de gestion yi war nañu def benn kuréel boo xam ne surtout plage bi boo gisee amatul jën tuur yi yàq na plage bi donc loolu bu ñu si jàppalee ku si mel ni saltige Mamadou Mbengue ak marché Yoff bi aussi pour que solution bi gën a bare parce que boo gisee léegi tuberculose bi mu ngi développé à Yoff symptôme bi mu ngi yokk à Yoff xale yu ndaw ñooy am tuberculose lu koy joxe salté donc ñun comité de gestion yi loolu aussi ñun war nañ si mën a jàpp pour jàppale saltige Mamadou Mbengue ñun daal amuñu lu ñu gërëm ko parce que ñun comité de gestion yi ñoo waroon commencé lii def ko mu jàpp si waaye ñun bu neex yàlla Ndenate du ñu des gannaaw imam Lamine la parole est à vous. dañuy wax rek mooy hadis bi yonte wax ne an-nazafatu minal imani wal wasaxu minal sheytaani inna haza diina buniya ala nazafati loolu rek dafa doy bu ñu demee nag ba li nga xam ne jàkk yi ak juma yi ñu ngi koy taxaw di ko setal ñëpp génn lu rafet nii kenn mësu koo gis yàlla na yaa defal sutura ñun nag suñuy kàddu du si bari ndax suñu président la ñu fekk mu Youssou Ndiaye lu mu wax rek gëm leen ne waa Ndenate ñëpp ñoo wax loolu wasalaamaaleykum wa rahmatullah jaa ngeen jëf. ñu ngi taxaw wax suñu papa Ma Ibra Gueye muy premier vice président bu APEX donc nekk également membre CREI Yoff ñu gis taxawaayam ci lépp loo xamante ne wax dëgg yàlla soxal na gox bi mu bokk également ci comité de gestion bu Ndëngaaj donc taxawax également Tafsir Khali Gueye muy président jeune si nekk secrétaire général bu APEX donc wax dëgg yàlla tey Yoff woote ndax bu Yoff woote wax dëgg yàlla ahlu bayt Seydina Limaamu Laay joxe si seen ndigal imam ratib bu Yoff joxe si ndigalam donc CREI Yoff joxe si seen ndigal magi Yoff ak njàmbri Yoff yëpp joxe si seen ndigal délégué de quartier yi si seen turu si seen baatu président ñu joxe si ndigal ñëw am ci taxawaay donc association ànd taxawu Yoff ànd ak toutes les forces vives du village ñu si mel ni groupe WhatsApp Pencum Yoff waa vision 129 Jami donc Safnière muy mareyeurs yi ak pêcheurs yi donc ànd sukkali Ndenate donc si ndigalu ak jàppale mairie bu Yoff donc ak UCG wax dëgg yàlla kon dañ naan Yoff moo woote bu Yoff wootee nag nit ñi wuyu si leen ngir ñu setal jumaa ji ak almeer yi donc APEX yi ñu gis taxawaay bi mu si am si jàppaleem kon bu ñëwee fii nii
le vice-président nekk ak le secrétaire général ak man mi di wax ak yéen ma nekk membre CD donc vraiment président Maïga dañ bëggoon xam rek ban impression ak ban message ngay lancé par rapport ak journée bi. jërëjëf Bao jërëjëf kaddu yu introduction yi wax dëgg yàlla rafet na te ni nga ko waxee noonu la amee li ñu ci am impression rek mooy sant yàlla lañ ci am bu nga xamante ne booloo am na ñi nga fi tudde ñëpp ñu dugal seen loxo ci li nga xamante ne moom la ñuy def tey te lan la concerné jumaa yu Yoff lépp nag dañu am dénominateur commun bu Yoff jami bu Yoff groupe WhatsApp pencum Yoff fere Yoff donc lépp le maître mot dénominateur commun bi ñu boole ñun ñëpp mooy Yoff ak donc li si am solo rek mooy lépp lu waay di yëngu jëmale ko si Yoff te muy lu baax Yoff daf koy téye te APEXI nag mooy Yoff ku xam xëy na APEXI ni mu constitué ni ñu organisé woo dañuy wax ne APEXI Yoff a ko moom dañuy wax ne APEXI mooy Yoff ndaxte représentation commune yëpp ku si Yoff yëpp am nañ si représentation li si am solo mooy quartier yëpp ñooy désigné ay nit ñu dem bokk si comité directeur boobu si le bureau di génne si le président de commission yi génne donc APEXI mooy Yoff ni nga ko defee nii wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla bu baax ci li nga xamante ne moo xew ñu nag action yu bëri yu ngi koy def nañ ko tey si jumaa ji après comme yéen a initié affaire bi nii xalaat que bu dem aussi si armeel yi parce que benn journée mënuñ ci def lépp mënoon na quand même nekk mais ñu koy def par portion wax dëgg yàlla daf si am solo en tout cas daal APEXI maa ngi wax si turu comité directeur bi ka nekk sa bopp di président Khalifa Diène bu nekkoon ne mu ngi Yoff ñëpp xam nañ ne bu commencé woon si bale ay sën buñ la waxee kaay nga defar juma nettoyé juma doo am jafe-jafe boobu pour loolu war a nekk fa mu nekk sa États-Unis xam naa ne bu nekkoon Yoff liggéey bi tey kenn du ko jiite donc ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne wax dëgg yàlla APEXI gis na si boppam remerciement yooyu ngeen def nag mën na ñàkk parce que APEXI bu defee si Yoff wareefam la def boppam la defal en tout cas daal ñu ngi leen di féliciter yéen ñi nga xamante ni yëpp bis booba léegi yéen ni ngi fi di def liggéey bi si turu Yoff yàlla fay leen yàlla jàmmal leen yàlla dool leen sutura loolu daal la ñu amoon si li ñuy wax si turu APEXI wax na dëgg yàlla am nañ ci mbégte kontaan nañ ci lool comme ni nga ko waxee sànq démembrement APEXI ñu ngi fi démembrement bi nag lan la comité directeur bureau comité directeur ku la bokk nekk bureau nag da ngay bokk comité directeur bu pare donc ñun suñu représentation ñun ñett ñëpp comité directeur la mais xaali ak man Tafsir xaali ak man dañuy représenter bureau bi parce que man maay premier vice-président moom mooy le secrétaire général donc ñooñu bu ñu ñëwee dañuy wax ne rek xëy na bureau bi vraiment ñëw nañ vraiment merci beaucoup ñu profiter aussi di remercier ñi nga xamante ne mooy Yoff Mbollo TV wax dëgg yàlla seen jàppale seen taxawaay si Yoff am na solo addina nag mook tolof a ànd passé amoon nañ fi tolof si seen matériel mais gis nañu solidarité bi nga xamante ne moom la Yoff taxawee Yoff nag wax dëgg yàlla yëpp amoon nañu métit ci li nga xamante ne moom moo leen daloon mais nag loolu si dund day nekk si dundu nit nekk si dundu organisation ci lu mu doon lu ne du ñàkk tolof am ca mais bu ñëw rek nañu xam ne yàlla mooy dogal yàlla mooy tege lépp la lu mu teggi rek mu tege ko loolu daal la ñu am wax si vraiment ñu leen di xam ne compatiroon nañ si ay bi ñu leen di encouragé si li ngeen di def pour dëkk bi yàlla fay leen yàlla ngeen jëm kam incha allah merci beaucoup. mu mel ni oote bi yamul tay ndax loolu wax dëgg yàlla lu am solo lay doon parce que mission première bu APEXI dañuy faral di ko ñëw ña fa nekkoon mooy suñu ay grand frère ñoom Raoul Sa ñoom Assane Dié waa Yoff yëpp âge boobu ñëpp tranche d'âge boobu yëpp ñoom Khalifa ak ñoom Madia ñoom ñëpp ba ñuy taxaw ba ñu demee mag ñi fa nekkoon à l'époque dañ leen waxoon fii kat cër yi jeex na xanaa ngeen di bale sën yi donc si balem sën la ñu commencé ba yàlla taxawal APEXI tey ba ni mu nekkee kon koo xamante ne yow sa mission première environnement la woon balem sën la woon bu ngeen ootee lu jëm si loolu du ñu mën lu dul wax dëgg yàlla rafetlu loolu bu bés bi ñëwee wax dëgg yàlla ñu jàpp si ni ñu si war a mën a jàppee
xëy na dinaa am suggestion bu may def rek ñu gën ko vulgariser parce que tefes gi ñëpp Yoff gépp la concerné am na ñoo xamante ne bokkuñu ci benn mouvement mais Yoff la ñu dëkk mais boo jëlee mouvement simple mouvement kat dañ ne kat ñii ku bokk ci mouvement bi lañ oo ku ci bokkul oowuñu la donc bu gënee yaatu je crois que objectif yi dañ ko gën a atteindre vraiment. jërëjëf Pape. voilà merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax. jërëjëf peut-être rek di introduire Tafsir Xaalis bu nekk comme ni ma ko waxee. teewal na ci jeunes Yoff yëpp ndax mu ngi yëngu ci wàllu sport donc nekk premier vice président bu jeune fii donc pratiquement on peut dire que mooy président bi ndax moo yor liggéey bi yëpp foofu donc nekk également ci renaissance bu Yoff donc lépp loo xamante ne daal yitteel na jeunesse bi rek ci wàllu sport ak ci wàllu luy avancé Yoff rek gis nañ ne mu ngi ci mu bokk également ci groupe WhatsApp boobu nga xamante ne mooy pencum Yoff ñu woote dimanche prochain donc te am taxawaay loolu tamit ci jëtu tay bi kon Tafsir Xaalis ñu bëggoon xam rek ana ban impression nga am ci journée bi ma ko deful woon nii du wax. sérieux ñu ngi leen di nuyu di leen santa ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal di sàkku si yéen ñaan tey jii nag di dimanche ñu ngi ñëwoon fii si jumaa Yoff boole ko ak armeelu Yoff si nettoyé ma ba nga xamante ne Mamadou Mbengue saltige Bayda moo ko initié woon ñu ànd see imam ratibu Yoff yëpp ba si imam Boga mu ngi fi assisté na ko juróom-ñaari quartier Yoff yëpp dem nañu fa jaar nañ fi ñu war a jaar wax nañ ñun war a waxal gis nañu ñëpp tey nag yàlla may ñu fekke axtal ba ñu débuté liggéey bi si bismillahi rahmaani rahim yàlla nañu jeexal si alhamdulilahi rabbi alamin mu doon liggéey ba nga xamante ne man sama wàllu bopp personnellement rafetlu woon naa jeunesse sa Yoff yëpp assisté ko parce que doon na liggéey ba nga xamante ne lii si nekk ëpp si liggéey jeunes yi ñoo ko man mais du mag ñi waaye rafetlu noonu aussi mag ñoo xamante ne ñu ngi ko ñëw assisté accompagner ñu seen xel rafet na seen assistance rafet nañu ko mbir mi nag mbiram Yoff la beddiwuñu kenn man nag personnellement la ma daan wax laay wax représenté naa borom doom bi tànk yëpp ku mën a ñëw représenté naa la ku ñëwul it représenté naa te seen kàddu laay waxee di rafetlu lu mel ni bu amatee man dama part personnellement ku mel ni Cheikh Mansour Diouf taxawaayam si Yoff rafet na mu ngi def li mu man ñu bëgg lu nu mel bu amatee donte mënul ñëw mu yebal ñenn si waa këram ñu ñëw assister ko dinañu yokk doole ndax tamit gis nañ àjjuma ba jot mu ngi fiy def geste bu rafet waa këram ñëw jàng fi ay xasaay di nga xamante ne bu kenn yaakaar ne ki mu koy jàng rek a si jëriñoo ñëpp la si seen ay waajur di jëriñoo ñaareel bi mooy li ma si xala ñaawlu mooy xool leen armeelu Yoff ni mu mel axam ñax
te ku nekk xam na ne Yoof ab dëkk la si dëkk yi ku nekk xam na ne Belelaan ni ay kàngam rek ñoo fi tëdd waaw est-ce que tey jii jekkul woon kenn ku si nekk nga ñëw defar sa armeelab baay mbaa sa armeelab maam mbaa sa armeelab yaay mbaa sa doom waruñu woon a am xaaj ak seen ñun dinañ def li ñu si man waaye doon na jaadu bu nu ootee ñëpp a ñëw assister que kenn ku nekk boo téye benn armeel mu set fi mu toll nii mu ngi mel ni piste ba te jaaduwul si Yoof kenn ku nekk waroon nga ñëwal sa bopp tey jii da nga fiy gis ay armeeli kilifa ya nga xamante ne buñ ne la seeni doom wala seeni jarbaat ñu ngi si Yoof fii doo ko sax gëm parce que melokaan ba bu mel rafetul buñ basé si ne ku dee nga dañuy ñëw ñaanal déedéet gis ngeen ku si taxawul sa armée la bu way jur bés boo deewee doom ji nga fi bàyyi du taxawu sa armée kon nañu góorgóorlu si sunu boppa dinaa leen wax nag ay armeel kes na mu tudda wax leen bàmmeel na mu tudda armeel xam ngeen mooy lan mooy nañu aar sunu melokaan dañ ne la armeel nañu aar sunu melokaan em bi loolu signifie xam ngeen luy bàmmeel nan fi bàyyi sunu melokaan donc buñ bëggee aar sunu melokaan bàyyi fa sunu melokaan ba tey fan fas keenee tëdd nan xool nañu fay tëddee nan la nañu góorgóorlu sunu boppa taxawaay bi xamante ne moom la mag ñi daan taxawaay ñu góorgóorlu sunu boppa li nga xamante ne moom la sunu ay waajur dese muy ñaan gisee biyee boom mais nan ñëw toog lépp mënul pare tey dinañ góorgóorluwaat jàppaat bés ba nga xamante ne dinañ ko assister waa Laayeen ñëw nañu ki ngeen di gis ni muy ñëw jàkkaarloo man nan wax ne doomi Ablaye Thiaw la moo fi représenté xalif général des Laayeen donc ñoom ñëpp pour xamal leen ne Yoff amul xàjj ak seen ñëpp a ñëw nañ ñii si des nag toute la jeunesse bu ëllëgatee bu kenn soññi kenn ku si nekk ñëwal nga téye sa armée la bu way jur nga sàkku si am ndimbal sàkku si ak ñaan te yàlla tax ginnaaw loolu ñu ngi sant yàlla di julli si yonante bu tedd bi di wax ne képp ka nga xamante ne ñëw nga fi tey lépp loo mébét yàlla na la ko sunu borom gaawe te mu jig la ku fi indi jàngoro yàlla na ko yàlla faj ku fi indiwu tiis yàlla na ko yàlla faj ku fi nekkal soxna sa nga xamante ne aussi mu ngi si naka la tuddati tëdd hôpital wala sawara di yàlla na ko sunu borom yëkkati te saafara ñu ngi gërëm rek saltige Mamadou Mbengue Bayda mi nga xamante ne moo initié yi man initié wu ma dara terew maa doon doom ak tànk taxawal naa ñëpp la ko dara jëraaf si nigayoo Mbay Ngiraanoo Pape Babacar Mbengue taxawal nañ ñëpp jàpp nañ ne ñëpp teew nan waaye li may forcé mooy la jeunesse samay marom lii bu ñëw amatee nañ si góorgóor lu xëy dem uti neex na torop waaye dëgg mooy mujj te fii la dëgg gi nekk kër yi dina tax a am kër waaye kër gi surtout nan góorgóorlu si armeel yi aar sunu melokaan góorgóorlu si bàmmeel bi ndax fi la ñuy bàyyi sunu melokaan asalaamaaleykum ngeen baal ma wax wa salaam. salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum mu mel ni ñu koy waxe sànq ba léegi rek li ñu dajale fii tey mooy Yoff moo woote li tax ñu ne Yoff moo woote mooy xalif général des Layènes suñu baay El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye yàlla na yàlla yàggal ko fi may ko wér daf si joxe ndigal tax ak lu béyti Seydina Limaamu Laay gi tey teew fi ànd ak suñu sëriñ sëñ Ibba Fay Laay mu bàyyi Seydi Thiaw Laay yàlla na yàlla yokki leeram imaam Mouhamed Ndoye joxe ndigal ànd si ak Yoff gépp ak ayima yëpp association des imams et oulémas Frey Yoff joxe si seen ndigal Magi Yoff joxe seen ndigal njàmbur yi joxe si seen ndigal président délégué des quartiers ànd si ak ñi mu jiite ñëpp ñu joxe si seen ndigal APEX yi joxe si ndigalam ak taxawaayam mouvement ànd taxawu Yoff si bopp bi saltige Mamadou Mbeng mu ànd ak
toutes les forces vives du village ànd ak mouvement bu si mel ni Jami ànd ak vision 129 ànd ak ñii di yëngu si wàllu sport la zone 6 ànd également ak groupe WhatsApp Pencum Yoff ànd suxali ndenaat ànd ak waa saf ñeex mu regroupé mareyeurs yi ak acteurs de la pêche yi donc si ndigalu ak si jàppandalu la mairie ànd ak UCG wax dëgg yàlla mairie déployé fi ay techniciens de surface am yëpp donc ñu ngi ànd ak imam ratib bu Yoff comme ni ma ko waxee imam Mouhamed Ndoye ñu woote ngir amal journée setal suñu juma setal suñu ay almeer kon bu ñu waxee ñooñu ñëpp mën nañ ne Yoff moo woote tey woote bi nag ñëpp wuyu si nañ ndax Yoff lu mu am si kilifa teew na fi ndaw ñi génne nañ massivement donc ñu ñëw ànd si ak ñi nga xamante ne ñoo yor comité de gestion bu jumaa ji yor liggéeyu jumaa ji ñoom ñëpp ñu ànd tey ak Yoff mbooloo pour ñëw setal suñu juma setal suñu ay almeer vision 129 ñëw fi vraiment indi fi ressources humaines am waaye également indi fi jàppaleem jël don bu toll nii ne da koy remettre Yoff jaarale ko si ànd taxawu Yoff donc loolu mooy kàddu yi nga xamante ne bu fi suñu kilifa ñëwee muy ki yàlla nattoo mu jiite gox bi muy le maire Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé di ko ñaanal yan bi nga xamante ne président yan na ko ak yan bi ko Yoff yan yàlla na ko réussir ndax gis nañ ne njariñu Yoff rek lay doon Yoff a fi daje bu ñaanee am nañ yaxin na dina nangu saltige Mamadou Mbeng ànd na ak mouvement ànd taxawu Yoff woote ngir lu jëmal Yoff kanam du si mel ni set ak setal mu soxal maire bi lool bañ déployer seen technicien de surface si dimanche bi ñu ñëw ngir jàpp si liggéey bi kon bu maire ñëwee dañ ko introduire yëgal ko li nga xamante ne moom lañ fi def si subaax léegi imam ratib bu Yoff imam Mouhamed moo ñëw tijji jataay bi def ñaan sol blouson commencé liggéey bi ñëpp ñu ngi si jàpp boobu léegi kon boo ñëwee dinañ la rendre compte wax la ne foofu la liggéey bi toll xam naa dañuy introduire saltige Mamadou Mbeng donc mu def si jox si ay kàddoom donc su ko defee après remise bi ñu man ko def après le maire ministre Abdoulaye Diouf Sarr man si joxe kàddu incha allah donc balaa boobu nag dinañ jugal suñu papa Ilimane muy président Njàmbur Yoff moom i tamit sax d'ailleurs moom la Iba Faye di remettre loo bi nga xamante ne moom la jox ànd taxaw Yoff waaw donc Abdoulaye nag moo koy joxe muy suñu maire mooy jël mooy def remise bi jox ko suñu papa Ilimane vraiment mu jëm si ànd taxaw Yoff kon saltige Mamadou Mbeng bismillah. salaamaaleykum defe naa kàddu gi du si gudda ñu ngi sant yàlla si bëccëg bi ñu amal léegi ñëpp ñëw uyuse ñu ngi sant ñëpp si ñi si uyuse ñëpp parce que ku si ne sa bopp nga uyusel jumaa ji moo symboliser li ñu bokk comme man ñu ko séddoo bu ñu wootee ñëpp ñëw du man du keneen ku nekk dafa jàpp ne rek sa mbiru bopp la kon loolu ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla gën dëgëral gën ko saxal ba liñ si bëgg yëpp yàlla defal ñu ko si di sant waa vision 129 yi nga xam ne vraiment ñu ngi am lu am solo di ko def si village bi di ko ànd ak ñun lépp lu Yoff xewle bu ñu leen si woowee ñu ñëw lépp lu famille Maam Limaamu xewle bu ñu si woowee ñu dem parce que benn njaboot la kon ñu ngi leen di sant tey ñëw nañ accompagner ñu jëlaat matériel bu ñu toll indi que ne dinañ ñu accompagner yàlla lay def suñu kilifa ñëw c'est le maire c'est le ministre lépp lu ñu def si Yoff muy wàllu setal muy wàllu lépp luy baaxal Yoff rek cërëm la waaw moo taxit moom it saa yu ko yëgee rek def si li mu si war a def indi accompagner ñu kon don bi ñu ngi si sant sëñ Ibba bu baax xam naa kilifa yi ñooy sant ñun njaboot lañ ndombu tànk gi dama jël tekk fële nekk njaboot nekk jeune nekk tënku si kilifteef waaw loolu moo ñu fi andi tey kon loolu ñu ngi si sant yàlla mu def lu rafet waroon joxe don bi magam ñëw xam ne Ablaye ñaari tànk la dafa bokk sa famille bi mu jël don bi ne moom moo koy joxel ci turu famille Maam Limaamu loolu li mu def jaadu na parce que fa la bokk rafet na ñu ngi lay sant Ibba comme du ma jëlaat kàddu gi la ma la waxoon ba ñu wéetee laa lay waxaat Maam Limaamu mooy sa maam waaye loolu rek doyul bu la neexoon nga wuti taalibe
te lu mu dee di nga am juróom ñu la topp waaye boo desee gannaaw summi sa manteau yooyu yëpp bu Yoff di def dara nga summaku ñëw bokk kaax waa Yoff dama lay wax ne loolu bu la si kenn jële di nga gañe sa naatangoo yi nga xam ne yéen a bokk famille te defuñu loolu kon loolu maa ngi la si encouragé ak say rakk yi nga àndal bu la si kenn jële ñun say kilifa ñooñu booleeg yow Mamadou Lamine képp ku ko xam nga ne sama wóllëre la bu dog la yàlla boole ñu biñ ko waxee moo ñu mettre en rapport ak yow ne lépp lu ngeen di defati si Yoff muy wàllu set setal muy wàllu luy baaxal Yoff muy wàllu lépp na ngeen si oo vision 129 si kilifteef googu la ñu tënku di sant yàlla bu baax a baax di interpeller Yoff di wax ne nii la war a dem ab dëkk bu fekkee ñëpp bokk kenn mënul xes kenn mënul saaga kenn ñun ñëpp dañu war a rafetal ku nekk na rafetal jëme sa morom leneen dëgg leneen la mais lu baax dañ koy bokk di ko séddoo di ko doxal kon don bi ñun dañu am ay kilifa kon président jàmbur yi mën na ko nangu ci turu imam ak président délégué de quartier yi moom it ñu ngi koy sant bu baax ni ñu imam di defal la ñuy defal fu ñu taxaw mu taxaw tonton maa lay sant bu baax parce que tamit waaw sëñ Abdou dafa wax ne ku jëful kenn du la wax jaay jëf kon maa ngi lay jaay jëfal bu baax a baax li ma la wax xam nga ko c'est profond maa ngi lay jaay jëfal bu baax di ñaan yàlla dolli la kàttan ministre ñu ngi lay jaay jëfal bu baax di la ñaanal ndombu tànk yi la président dénk yàlla na ko yàlla mottali lañ la waxoon lañ lay waxaat rek ñu ngi sa boor di la jàppale sans aucune condition waaw ñu ngi lay jàppale sans benn condition waaw loolu nag ñu ngi koy waxaat fii si kanamu kilifa yi kon di sant yàlla di ñaan yàlla ñu yàlla doolee jàppale si Yoff ñu nekk benn yomb na dama ne yomb na bu fu ko nekk fàttee sa bopp rek ñu nekk benn xaw ma nag ku fàttewul sa bopp bu ñëpp fàttee seen bopp pour intérêt Yoff ñëpp nekk benn appel boobu laay def ñun ay njaboot lañ lu ñu yónni mën nañ ci dem lu ñu war a nettoyer mën nañu yónni ñu defal leen kon ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp di wax Yoff yàlla na fi yàlla dolli jàmm di sant imam ratib moom it chaque moment bu ñuy def rek mooy ñëw ubbi cérémonie mi ñaanal ñu jàppale ñu encadré ñu dolli ñu xalaat ba ñu mën a réussir li ñu réussir vraiment ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp di jéggalu ñëpp ci kàddu gi ñu yëkki kon dañu jox ministre ci turu vision 129 mu jël don bi remettre que kilifa Yoff bu ñu paree nag ñàkkul moom dina ci sànni kàddu kilifa Yoff yi dem ñàkkul dinañ ci sànni sant waa vision 129 parce que dañu jëf te sama sëriñ da wax ne ku jëful doo dégg jaay jëf kon Iba ñu ngi lay jaay jëfal ci action bi nga def ak njabootu maam Limaamu yëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam ak ànd taxaw Yoff ngir yàlla seen taxawaay si wàllu set ak setal waaye it dina daj ci seeti ji vision 129 ngir yàlla ak seen taxawaay si wàllu set ak setal kon ñu ngi lay remercier bu baax ndax sa njaboot jiitu nañ fi depuis suba ñu ngi fi ànd ak président commission environnement muy Alsane Sow vraiment ñëw am si taxawaay bu am solo ak Modou Mbeng mi nga xamante ne mooy coordonnateur UCG yor commission environnement bu ànd taxawu Yoff kon comme ni ko saltige Mamadou Mbeng waxe sëñ Iba Faye Laay dafay remettre don bi le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr moom mu jël ko joxal ko waa Yoff muy ñu teg ko suñu loxo suñu papa président Elimane donc mu man ko jox après waa Yoff ñi nga xamante ne donc si turu ànd taxaw Yoff ñoom lañ ko dénk kon sëñ Iba Faye donc nga remettre ko voilà nga remettre ko ministre man ko remettre bon nag maa ngi yëkki kaddu di nuyu imam ratib bu baax parce que lii moom dañuy wax alhamdulilah
bu ñu jógee moom mu jiitu si waar wi sol tenue comme ñëpp ñu topp si gannaaw gi si waaru l'islam yaakaar naa ne lu ko gën a rafet amul. may remercier bu baax Vision 129 si teraanga bi xamante ne wax dëgg yàlla fësal nañ ko loolu yëpp muy wane ñoom seen tënku si ndigal boo xamante ne ñoom loolu la ñu gëm mooy gën a Seydina Limaamul Mahdi dafa am lu mu leen jàngal yaakaar naa ne si mu leen jàngal loolu la ñu ma jox teraanga bi ba pour que ma mën a jël lii xamante ne ñoom moom lañ fi indi pour jébbal ko kilifa Yoff bon nag si turu Vision 129 mën nañ wax ne si turu xalifa général des Layènes suñu bàyyi Seydi Abdoulaye Thiaw Laye ñu ngi leen di jébbal matériel bi xamante ne moo jëm si waar wi muy loolu ñu rafetlu ñun en tant que maire de la commune de Yoff dañoo ñëw pour encourager ñun ñi parce que li ngeen def yëpp ñun la war bon nag lépp lu fi waay def rek wax dëgg yàlla bu ko deful woon charge bi gën a métti si man bon nag man li ma mën mooy ma remercier leen pour wax leen ne du yéen yéen a nekk sama gannaaw man maay nekk seen gannaaw bëgg xool de manière systématique lan mooy soxla Yoff lan mooy préoccupation yi ma taxaw si bon nag si tur boobu moo si maa ngi félicité bu baax Vision 129 di félicité ànd defar Yoff di félicité acteurs yëpp parce que dëkk moom acteurs yu bëri ñooy lënkaloo rek pour que mu mën a baax mais ñii moom dañ leen xam si wàllu set ak setal de telle sorte que tey au niveau de Yoff boo doon génnee acteurs yoo xamante ne loolu mooy seen identité sa xel mënul dem feneen fu dul si ñoom bon maa ngi leen di félicité bu baax a baax di leen wax ne kontaan naa si liggéey bi di remercier aussi magu Yoff parce que li ñuy def aussi li wolof di wax rek ne bu fecc liir neexee fekk yaay ja moo téye si mbagg yi bu ngeen ñu bàyyi woon dañuy kayang rek ba daanu mais jàpp ngeen ñu ba ñu am dëgër lay ak taxawaay bu ñu mën a réaliser lu néew li ñu fiy réaliser te am yéene effectivement def lu ko ëpp bon nag ñu ngi leen di talalaat suñu loxo di leen wax ne ñun seeni soldat lañ comme li yeneen acteurs au développement yi nekk ci dëkk bi nekk soldat Yoff ñun tam au plan institutionnel administratif tam foofu lañ tënk suñu bopp bon nag maa ngi leen di remercier jàmbur yu bu baax di remercier aussi le président et délégué de quartier ñëpp xam nañ lan mooy délégué de quartier ak lan la moo ko lié ak maire bi bon nag président ñu ngi lay remercier di remercier bu baax aussi les frais ah di remercier donc voilà di remercier aussi Momo wax na ne nombre gi daf ko jël te ko fële mais moom yaakaar naa ne mook Vision 129 c'est les acteurs infatigables de l'assainissement et de la propreté bon nag maa ngi remercier bu baax di yëgal ne fekk une semaine danañu ak en rapport ak yéen au niveau de la mairie mettre en place benn dispositif opérationnel sur la sécurité ak sur l'hygiène et l'environnement bu boobaa danañu discuter ak yéen xool nan la ñuy mën a donc mutualiser les moyens parce que nit ku nekk rek nekk sa boor di def dara man na bañ a efficace mais bu ñu mutualiser moyens yi liggéey ñun en tant que institution municipale yéen en tant que acteur donc civil de terrain yaakaar naa ne liggéey bi dana mën a baax au bénéfice de toutes les populations maa ngi remercier ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa lii mooy li nga xamante ne bëggoon nañ ko si tegaat ngir mën a jox suñu papa Ilimane di wax ne balaa loolu tamit sëñ Iba Faye donc bëggoon na si am kàddu balaa kilifa gi di wax su ko defee si mu joxe message Vision 129 si kanamu le maire le ministre Abdoulaye Diouf Sarr kon papa ñu jox sëñ Iba Faye donc alhamdulilah voilà xanaa ku mënta bañ foofu nga nangu di nuyu kilifa yi bu baax si ndigalu Serigne Iba ndax moom yàlla daf ko baaxee wul ay kàddoom dafay néew
ndax dafa tënku ci li wajuram wu tedd wi tënku woon muy Baye Seydi Thiaw yal na yàlla yokk leeram jëf lu bëri si mboolem xeeti jëf yu rafet yi waaye mooy tëndaku wax ju bëri li mu def nii si ni ko kilifa gi tedd gi waxee di monsieur le ministre monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr wax léegi ñoom dañu tënku si kilifteef li leen maam li maamu seen maam jàngal mooy na mag jiitu rakk a topp doom topp baay jarbaat topp ndijaay moo tax tey fi tey si jataay bi monsieur le ministre magam la moo tax mu jébbalaat ko lépp moo tax mu daw kàddu waaye nee na dafay biral que ne taxawaay bii nga xamante ne séq na ko ak ku mel ni sunu maam saltige loolu lu ko war la wareefam la ci Yoff ndax ay wajuram ay baayam ay magam loolu mooy seen taxawaay ba tax na li mu fi dégg itam dal na xelam si ki nga xamante ne moom la yàlla jiital si dëkk bi muy monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr pare na pour lëkkaloo ak moom comme ni mu lëkkaloo woon ak ñi ko fi jiitu woon ngir taxawu dëkk bi setal dëkk bi ñoŋal dëkk bi ndax gis na ne moom mën na liggéey ak moom ndax Abdoulaye Diouf Sarr ñun ñëpp xam nañu ne Yoff daf ko ñor lu mu am lu mu mën ñëw na bokk ko ak Yoff donc bu ñëwee sur le plan administratif ak ni mu ko waxee constitution jàpp ñi nga xamante ni ñoo nekk Yoff ngir defar loolu noonu bu ñu ci woo dañ siy sawar donc mu néew mu gàtt teraanga ji amaana sax si loo xam la bawoo ko ñëw si Iba ba mu mën ko def tey kon mu jox ko ko ñaari yoon war ko taxawu ndax buñ ko fi gisul woon waroon na ko fi ñëwal waaye mu nekk magam fële ci kër gi kon moom moo gën a kontaan ci jotaay bi ay wax nag manew ko kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala waaw donc macha allah sanga bi laay kàddu yi rafet na vision 129 sant nañ leen gërëm nañ leen li ngeen yéene si Yoff yàlla na yàlla moo tëli leen ko mu mel ni le maire Abdoulaye Diouf Sarr donc moo yëkki enveloppe bi donc def ko si liggéey bi ngir ñu mën ko jëndee ndox kon si noonu la ñuy introduire suñu papa président Elimane mu wax si turu mag Yoff turu jàmbur yi donc papa kon bismillah. salaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi yëkkati kàddu ci jàmbur yi Yoff di wax ne matériel bi ñu recevoir tey ki ko fi andi mooy borom kër gi borom kër gi moo dimbalee njabootam wane li nga xam ne nii noonu la mel ci kër gi loolu nag am na signification bu doy waar parce que li ñuy wax kilifa day doxe cëru kilifa day wax kilifa te lii wane na ne waa kër Seydina Limaamu kilifa ñoo jiite Yoff am nañu fi cër ba nga xam ne bii bu ñu toogoon sa gannaaw du tere ñu am ko mais ñëw nañu joxe seen contribution comme ñëpp wane ne lii lu leen ñor la ba tax na ëllëg bu ñu soxlaa ñoom fële ca jàmmalaay parce que suñu kër la bu boobaa aussi ñun dañuy takku dem fa taxaw lañ fa war a taxawee lii lu significatif la nga xam ne lii képp ka nga xam ne kii sa xel dina nàcc tuuti war nga xam ne geste boo nga xam ne bii vraiment bu am portée bu extraordinaire la parce que ndëkk bu leen neexoon ñu toog terewul ñu nga am seen cër waaye lii ñu def nii Yoff mu ngi leen si gërëm mu ngi leen gërëm di leen sant di wax ne kontaan nañu si trop bu ngeen demee si kilifa yi leen yabal nga wax leen ne waa Yoff kontaan nañu si geste bi rafetlu nañu ko bu baax a baax yóbbantewaa leen nu yoo si suñu maam El Hadji Ablaye yal na yàlla yokk fanam may ko wér nag kontaan nañu trop si njaboot bi parce que nag wax dëgg yàlla ni ngeen def nii lu am solo la ba nga xam ne Yoff rafetlu na ko xam naa du ma xaabaabal si kii bi ndaxte nag wax dëgg yàlla lii rek geste bi rek doy na lépp kontaan nañu si foog kontaan te di yem di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla parce que nag
am na la nga xam ne lii pour que man ka foog nga am ku la jàppale waaw te nag comme ni ngeen ko waxee maire bi monsieur le maire le ministre Ablaye dina leen di jàppale ñu ngi leen di ñaanal di ko ñaanal yàlla moom aussi parce que nag moom mooy suñu fierté fii si zone bi yëpp laa wax bu Yoff di Ngor di Wakaam ak Cambérène ba fële ndax ñun dañ ko war jàppale dañ ko war jàppale si liggéeyam man day personnellement ku ma xam ne boo sosuma noonu si mbiri politique Seynou Sylla mi nga xam ne conseiller am la sama xarit la lu ma am si xalaat bu baax dinaa ko wax pour mu jéem ko jàllale mu jot parce que nag nit ki boo amee lenn da ngay xam li nga am mooy lan parce que boo seetaanee ba mu rëcc la mën na am di nga toogaat at yu bare dootoo ko am ba tax na Yoff gépp ñoo ko war jàppale mu mën a remplir mission au niveau de la nation au niveau du village pour que ëllëgee ñu am ñeneen doom ñi nga xam ne yii danañu ko mën a seconder ñu jëmale dëkk bi sa kanam ñu ngi leen di ñaanal di leen sant di ko ñaanal moom aussi parce que nag wax dëgg yàlla bu ko neexoon mu bañ si def lu mel nii waaw léegi nag devoir am la xam na ko def na ko ñu jaajëfal ko comme ni saltige wax léegi parce que nit ki boo deful lu ñu jar ñu lay jaajëf kenn du la ko wax parce que nit ñi kenn saxalu leen suukar ñu ngi koy jaajëfal di ko masawu coono parce que xam nañ ne mission bi mu yor ay coono kese la yal na la yàlla jàppale bi jaay Seydina Muhammad قد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة waaw dañu mënul ñàkk sànni kàddu parce que ñun kilifteef moom dañ koy joxe te kilifteef boo xesee ba ne joxe nga sa kilifteef sa kàddu moom dootul mën a jóg kaw kon ñu ngi sant imam ratib ak président association imam et ulema ak ñi seqal jumaa yeeg jàkk yi yëpp gis nañ ni ngeen ñu taxaw gis nañ ni ngeen ñu ñaanale gis nañ ni ngeen ñu accompagner yàlla man yàlla leen yàlla dolli ndimbal vraiment ñu ngi sant bu baax di leen ñaanal yàlla gis nañ ni ngeen ñu uufe kon ñu ngi leen di sant bu baax imam ñu ngi jaare si yow ak imam ratib ngeen jotal ñu ko imam ratib vraiment gis nañ ni mu ñu taxawoo ak ñeen ñi ko àndal yëpp vraiment wax nga kilifa yi ñoom maam Ousmane Mbengue ak ñoom Ousmane Relax def nañ seen yëpp
Youssou Ndiaye président comité de gestion Ndenaat vraiment sànq la ñëw gis taxawaay rek mu ne joxe jënd leen ndox jënd leen nangam def ci alal yu bari moom it ñu sant ko comité de gestion yi nag ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ñu andi nañ seen appareil mooy bu Njuufeen Ngapparu Mbengeen ku si ne daal joxe nga sa matériel bi nga am sa jumaa pour mu ñëw waaw loolu tamit ñu ngi siy sant yàlla bu baax di daanele si li imam wax rek vraiment Yoff li rek ko ji te appel boobu la ñuy def bu ñu fàttee suñu bopp rek xool ku nekk li nga bokkaax moom rek dootuñu war a xuloo man loolu laa jàpp te loolu maa ngi ñaan kilifa yi rek ñu dimbali ñu njaboot yi ñu jéem a nekk benn jumaa ji liggéey ngi fi te Yoff jumaa yi 2 milliards jomb ko wallaahi jombuñu loolu nag bu ñu àndee rek jombuñu kon yàlla ñu yàlla dimbali ñu déggoo àndandoo ba li ñu bëgg si Yoff yàlla defal ñu ko vraiment di sant ñëpp di sant ministre bi di sant Yoff Mbooloo TV imam ñu ngi leen di seeteel vraiment bi ñu jàppee bëccëg bi ba léegi ñu ngi say def taxawaay jàllale communication bi comme yéen ni ngeen ko def si jumaa yi vraiment ñoom it ñu ngi leen di sant siyaas di sant njaboot bi mu yebal muy Mandione ñu ngi leen di ñaanal seen télévision bi yàlla na ko yàlla gën a yaatal di ñaanal association jeunes yi ñu àndal yëpp ñun ñëpp nag boole nañ suñu baat jox leen kilifteef bu ngeen ko nangoo yéenay suñuy kilifa bu ngeen ko nanguwul yéenay suñuy kilifa ñun daal dëkk nañ suñu baat jox leen suñu kilifteef loolu nag yàlla nañu si yàlla dimbali doo ñu gañ si gis suñu bopp lépp lu ñuy def rek yàlla bu ñu si gis suñu bopp yàlla nañu yàlla dolli ndimbal ak déggoo te lu ñu bëgg yëpp yàlla defal ñu ko li des nag ñaan la vraiment li ñëpp ko def dañ lay tudd rek mais benn nit du ngay xalaat lii ki ko xalaat sax Assane Samb la dañ toog réunion rek mu ne saltige te jumaa ji ni mu poussé rek teñ kaa xalaatuma ko sax Assane Samba ka xalaat waaw ñu ne d'accord si projet bi ñëw waaw kon kenn nay xalaatal ñëpp waaw boobu xalaatam ñëpp la ñëpp amoon yéene bi waaye yàlla dafa dogal ci gémmiñam la génne moom it ñu ngi yàlla ko yàlla fay ci yiw yi mu ñu fàggul tey vraiment di sant ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal ñi fi tëdd nii yàlla na leen yàlla xare aljana yàlla yaatal seen dëkkuwaay ñaanal kilifa yi nekk ci kaw suuf mooy yéen ak ñi seq dëkk bi yëpp yàlla dolli leen kàttan ak ndimbal te li ñu bëgg yëpp yàlla defal ñu ko vision 129 wax nga ko jox nañu matériel accompagné UCG seen coordonnateur kële la ñu booleel Diop andi na matériel andi personnel waaw ñooñu nag foo ñu biral ko waaw ñu ngi leen di sant bu baax a baax di ñaanal Yoff yàlla na fi yàlla dolli jàmm barke Seydina Muhammad Allahumma salli ala Seydina Muhammad wa sallam